rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla may nu yàgga teewe ni nu teewe ren gi. ni ngeen ko xamee programme bi tàmbali nan ko déjà démb nu koy déroulé tey gi nu war a tàmbali léegi ak xale yi nu junjal nu lii nga xam ne moom mooy hymne Italie suñu paree nu teg ci hymne Sénégal suñu paree nu daldi dugg ci discours yi ak kilifa yi fi nekk. loolu yëpp fête nationale bi moom moo ko waral kon maa ngi ñaan xale yi su fekkente ne pare ngeen nu daldi tàmbali incha allahu rabbi ak hymne national bu Italie. ma ñaan nag ñi nekk ci salle bi yëpp su hymne national yi di junja nu jóg taxaw ngir jëmmal ko. aywa bismillah. Ragazzi, iniziamo. Sénégal. Bonne fête de l'indépendance à tous. Merci bien. Babacar Ngirane ci leggerà una poesia che ha scritto Sen Babacar Sy, incitando la gente a lavorare e sempre lavorare e rispettare il proprio lavoro. Babacar, ay. asalaamaaleykum ñu leen di nuyu di leen ziar tey ñu leen di indil lenn ci xasiida Serigne Babacar Sy
xasida bi mu ngi siy junñu di si soññee pour ñu fonk liggéey ak wut bécce man kaana za xirfatin fal yuxiha abadan moo gën sàggan dem di tuumal yàlla ak dëkk ya tarku tasabbubi qul min suu'i ma adabin sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu ya Grazie Babacar e Ndate ce lo tradurrà in italiano. Dai Ndate. Buonasera a tutti. Questa poesia, scritta da Serin Babacarsi, parla del lavoro. Chiunque abbia un mestiere dovrebbe tenerselo stretto e non sottovalutarlo, impegnandosi a fondo per non dipendere da nessuno. Attraverso il lavoro si acquisiscono dignità e fiducia in se stessi, che permettono di aiutare la propria famiglia o la società nel suo complesso. Serin Babacarsi prosegue affermando che tutti devono essere determinati, tenaci, acquisire quante più conoscenze possibili e mostrare rispetto per avere una vita migliore. Grazie mille Ndate, grazie. Quindi è la traduzione della poesia. Grazie mille. من نوره نيل ما نلنا من الوارث من نوره نيل ما نلنا من الوارث من نوره نيل ما نلنا من الوارث Grazie mille, merci beaucoup. Jërë ngeen jëf. Kon sëñ bi kaddu bango. Allô? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina. Je voudrais, avant toute chose, au nom de sama sang yi nekk ci kaw tribune bi, au nom de Sëñ Cheikh Ahmed Tijani ak Cheikh Oumar ak Maam Oumar Ndiaye ñoom ñëpp di sëtu Sëñ Babacar bi moom bés ma bëggoon nuyu ñi fi teew yëpp ñu Sindago bi di kontaan ci teewam nuyu ñi nga xam ni ñoo fi représenté l'ambassadeur du Sénégal ici di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo ñëw di nuyu Abdoulaye Ndiaye di nuyu les députés qui sont présents ici di nuyu monsieur le ministre Matar Cissé di kontaan ci seen teewaay mais surtout teewaayu délégation italienne bi nga xam ne Sindago bi moo leen dirige. Vorrei a mio nome personale, a nome di tutta la delegazione che mi accompagna, a nome di Cheikh Tidiane Sy,
a nome di Sheikh Umar Foutiou Sy, a nome di Imam Omar Ndiaye e a nome di tutta la famiglia ringraziare tutti e darvi il benvenuto in questo giorno speciale con noi. Ñu ngi nuyu les représentants de Moroccan Airlines. Porta il saluto in primis al sindaco di Conegliano, il nostro amico Fabio Chies e la delegazione che le accompagna, composta dai altri sindaci e assessori del territorio, e porta anche il saluto al direttore di Royal Air Maroc, qua presente con noi, e anche al console di Maroc in Verona che doveva essere con noi e che non ha potuto arrivare, e tutti quelli presenti in quest'aula. di kontaan ci seen teewaay ñoom ñëpp di leen wax kullu aamin wa antum bi xayr. Siamo molto fieri, molto lieti della vostra presenza qua e vi auguriamo buon anno ma anche buona Pasqua in questa settimana di preghiera che ci lega sia musulmani che cristiani, che è molto importante per noi. jataay bi jataayu sant la di sant Sindago bi di sant les autorités italiennes ñi nga xam ni baax nañu baax goo xam ni at mu nekk ñu jagleel lu bés bi yaatal nu 31 ans ñuy organiser cérémonie bi ñoom ci seen bopp ñooy déplacer lépp lu war ci wàllu sécurité ñu jox nu ko lépp lu war ci ay facilité ñu jox nu ko ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. Ringraziamo le autorità italiane e in primis il sindaco di Conegliano per l'ospitalità e per tutto quello che stanno facendo per noi, per il successo di questo giorno. Ogni anno mettono tutto a disposizione per il successo di questa giornata. Oggi celebriamo il 31esimo anniversario di questo evento e ogni anno la disponibilità cresce e l'estima cresce. Non smetteremo mai di ringraziarvi per questo. daaw dañu defal teraanga bu rëy rëy ma bëgg ko seddeel rek monsieur le ministre Matar Cissé wax ni italien yi daaw yakkal nañu teraanga bu nga xam ne bi gëm mu mëni daanu leen mën fay ndax daaw pape bi dafa génn àdduna muy seen dëj national lépp luy manifestation fii en Italie ñu interdire ko mu tombeek bés bi nga xam ne bii ñi war def gàmmu gi ñu woonu ñu ñëw ñu neen préfet bi nee na manifestation mënul am contre seen manifestation bi mënul am waaye moom mii Sindago bi mu dem seeti préfet bi ni ko manifestation bi mën nañu supprimer manifestation bi yëpp ba mu des bi ndax li nga xam ni moom lay tekki fii ci commune bi ak li mu représenté di bésu ñaan itam pour commune bi ñi leen di ñaan rek ñaan ko préfet ni ko soo doon supprimer manifestation yi nekk ci Italie yëpp bi moom kenn mënu ko supprimer ñu bàyyi nu ñu def ko te yàlla kii toog di Sindago bi moo ko dox. Vorrei portare una testimonianza e farlo capire anche alle nostre autorità qui presenti che l'anno scorso è successo un evento qua in Italia che era la scomparsa del Papa Francesco e l'evento che dovevamo organizzare e l'evento coincideva con i funerali del Papa Francesco. Però tutti gli eventi previsti in Italia sono stati sospesi o annullati. Anche questo doveva essere annullato, però il sindaco Fabio Chies ha parlato con il prefetto e si è dato garante per far svolgere questa manifestazione perché ha spiegato al prefetto
che cosa si svolge qua, che cosa si fa qua, che è una giornata di preghiera, di scambio e di arricchimento. E non smettiamo mai di ringraziare per questo. ñu xamal nu ni soo gisee ñu am attitude boobu vis-à-vis des Sénégalais ne du si ñoom du seen mbaax ñoom ne si Sénégalais yi moo tax ñu koy def ndax ñu ngi ñuy seetlu depuis très longtemps monsieur Matar Cissé ñu ni waaye li leen jaaxal mooy mbooloo mi fi daje parce que salle bi feesagul commencé gul fees waaye vers minuit fi yëpp day fees del mu ni waaye ñoom li leen jaaxal daanu organiser suñu gàmmu ba jóge fii du am benn mégo cigarette bu nga xam ne bi mën nañ ko for fii daanu organiser suñu gàmmu ba dem du am benn kadetu bière bu nga xam ne bi for nañ ko fii kon ay nitu jàmm la li nga xam ni moo leen fi dagale mooy jàmm mooy yiw moo tax ñoom ñu sawar si def ak ñun. Allora ci hanno fatto capire che sì, tutto questo è possibile fare, svolgere, e perché anche la comunità senegalese è una comunità molto brava, molto integrata, che questo evento che riunisce più di 8.000 persone, quando finisce l'evento, finisce sempre con pace e tranquillità, senza problemi, senza nessun atto proibito o che può creare problemi alla comunità locale, mais à toute la comunità. Donc tey occasion la pour ñu sant leen gërëm leen si lu ñu defal daaw di leen sant leen gërëm itam ndax man su mu daan wàcc si dëkk bi li ñuy jëkk def mooy jëlee ma aéroport yóbbu ma si moom ni ren lii nga xam ni moom ngeen bëgg def ñun lii lan si xalaat lii lan leen si proposé ñun tam ñu tontu leen neen ñii ñun lii lañu bëgg si ñoom démb dama wàcc aéroport rek ñu yóbbu ma ñu toog def réunion bu rëy élément sécurité yi nga xam ne ñoo dëppook manifestation bi yëpp ñoom laa koy discuter lépp lu nu mën pour def ko daan nu ko defal. Vi ringraziamo tantissimo perché da quando abbiamo iniziato a svolgere questa attività qua a Conegliano, ogni anno che arrivo dall'aeroporto direttamente il sindaco ci riceve e discutiamo assieme di tutto quello che vogliamo fare e ci danno le orientazioni e tutto per il successo di questa giornata. ñoo bokk benn yàlla bu nga xam ne bi moom la ñu gëm tey di feetu Pâques. Tutti crediamo allo stesso Signore, oggi festeggiate Pasqua. tey di fête de Pâques ñu leen di souhaiter joyeuse fête de Pâques. Oggi è la festa di Pasqua e vi auguriamo una buona Pasqua. di ñaan yàlla itam bés bi di bésu sëñ Babacar fi yàlla daan jaar ba bés bi jaar fi mu war jaar yal na ko fa yàlla jaarelewaat. E preghiamo il Signore che tutto, come è iniziato bene, che tutto finisca bene e che ci dà la vita e la forza di ritrovarsi il prossimo anno. Il y a de très grandes personnalités qui sont venues du Sénégal. Dal Senegal sono arrivati tante personalità per questo giorno proprio. Il y a monsieur le ministre Matar Cissé qui a joué un très grand rôle dans le gouvernement du Sénégal. C'è il ministro Matar Cissé che ha svolto un ruolo molto importante nel governo del Senegal e qua presente con noi. Il a été dans plusieurs gouvernements. È stato in tanti governi. Mais avant de quitter le dernier gouvernement, il a joué un très grand rôle dans des élections qui sont extrêmement difficiles, extrêmement contestées. E ha svolto un ruolo molto importante nella vita politica in Senegal, anche nelle elezioni che sono stati un po' pericolosi, diciamo, e ha svolto un ruolo molto importante. Il est là aujourd'hui. È qua oggi con noi. Et il a organisé les dernières élections sénégalaises sans aucune contestation. È lui che ha organizzato le ultime elezioni presidenziali in Senegal senza problemi, che l'alternanza è andata a buon fine, tranquillo, senza disturbi né niente. Yàlla ommat na ko nag ba ñëw na bokk ak bés bi ak ñun tey. E oggi è qua con noi per festeggiare questa grande giornata.
mooy ki nga xam ni itam jàkka ji nga ma doon laaj démb fan la toll moom moo koy tabax. È lui che oggi amministra anche i lavori della grande C'est lui moschea di l'architecte. Tivaouane. C'est lui l'architecte et qui a tout construit. Et lui- Yàlla dogal mu ñëw fi tey. È lui che sta amministrando tutto il svolgimento dei lavori della grande moschea di Tivaouane. waaw ñi ngi sant di la gërëm bu baax a baax si sa taxawaay ak si sa woyof xam nga at mu nekk ñu indi leen grand boubou fa ñuy dal hôtel ba fa ñuy dal si hôtel bi jigéen ñi ñu solal leen ay yëre moom mi itam ak ñi mu àndal ñu indi leen seen grand boubou seen woyof moo tax ñu nangu ko sol mënoon na leen si bañ fekk mais seen baax ak seen woyof moo tax ñu koy def ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. Wassalamu alaikum wa Vi rahmatullahi ta'ala ringraziamo wa barakatuh. tantissimo della vostra bontà, della vostra gentilezza e di tutto, che ogni anno accettate anche di vestirvi tradizionalmente come noi. Questo significa molto per noi. Grazie mille. Donc je lui donne la parole. Merci beaucoup. Buongiorno, buonasera a tutti, grazie a Serigny Mansour, a tutta la delegazione senegalese per essere venuta qui a Conegliano anche quest'anno. Devo dire che tra l'altro il fatto che coincida con la festa nazionale della liberazione del Senegal è ancora più importante per noi. nee na mu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen dalal jàmm fii ci Conegliano muy bés boo xam ne bés bu am solo la ndax dafa ëmb ñaar muy gàmmu Sëñ Babacar ak fête de l'indépendance bu Sénégal. Ieri abbiamo avuto l'opportunità in municipio di parlare di alcuni temi importanti che riguardano la comunità senegalese in Italia e sul nostro territorio. nee na démb bi sëriñ bi ñëwee ci commune bi jot nañu waxtaan yu bari waxtaan nañu itam ci lii nga xam ne moom mooy teewaayu communauté sénégalaise bi fii ci territoire bi. Non tanto sull'integrazione, che ormai è un dato di fatto, nel senso che la comunità senegalese è molto ben integrata a livello territoriale, ma quanto sullo sviluppo e sul futuro della nostra società a partire dai ragionamenti che riguardano i nostri ragazzi. nee na waxtaanunu si ndax dafa am jafe-jafewu la leen waaye nee na waxtaan bi nga xam ne moom lañ ci waxtaan mooy communauté sénégalaise bi ni mu intégré wu si territoire bi ñoom li mu doon waxtaan ak sëriñ bi démb mooy le futur bi nga xam ne moom la communauté sénégalaise bi war a am fii ak rôle bi nga xam ne war nañu ko mun a jouer au sein de la société italienne. E quando parlo di nostri ragazzi intendo proprio nostri ragazzi, nel senso che non c'è differenza. nee na muy loo xamee ne dafa doon wax ci waxu xale yi nga xam ne ñoom ñoo jóg léegi muy sunu doom yi nee na su ne sunu doom yi nag waxul rek seen doom yi ñoom waaye sunu doom yi nun waaye ñëpp la ci boole ñoom ñëpp la boole xale yi ban ëllëg lan leen war a ci lan leen war a orienté per nu taxaw ci ban bunta lan leen war a teg pour nu mun ci dox. L'unica differenza riguarda chi si vuole comportare bene e vuole lavorare per il futuro di una società migliore. nee na lii nga xam ne moom la ñu bugg a mooy àndandoo liggéey pour ëllëgu sunu ëllëg nun ñëpp ndax ñoom ñu ñoo bokk dëkk. E noi speriamo, come l'ho detto anche lo scorso anno, che presto avremo anche nei nostri consigli comunali una rappresentanza vostra, anche perché questo ci serve per sviluppare una città e un territorio multiculturale. nee na sunu teewaay fii lu am solo la ndax bokk na ci lii nga xam ne dina permettre nu mun a développer territoire bi dans le futur. È anche molto importante oggi che ci sia questa ennesima giornata di preghiera da parte vostra che coincida anche con la nostra Pasqua di domani. mu doon itam bés boo xamee ne bu am solo la ndax tey dañu daje fii pour ñaan pour julli mu coïncider ak li nga xam ne moom mooy Pâques muy seen fête ñoom tamit. E spero che parta da qui anche un segnale di pace per un mondo che vogliamo maa ngi leen migliore. di ñaan ngeen wàññi kàddu gi ndax nu mun a dégg soxna yi dimbali leen nu rek nu eggali. Per cui grazie veramente e vi aspettiamo l'anno prossimo.
mu ngi sant ñëpp di gërëm te yi ñaan yàlla yàlla may nu nu teewee déwén jërëjëf. donc su fekkente ne loolu weesu na sëñ Mansour dañu bugg a jox parole bi ñetti ci sunu partenaires yi nu sànni ci kàddu sunu paree nu jox kàddu gi Cheikh Samba mu pourquoi ñu bëgg jox kàddu gi Cheikh Samba pour mu lim délégation yi la ñu wax non c'est pas la peine. ok d'accord ok kon président ñan la ñu jox kàddu président Bada waaw d'accord ne comme nan ko def ci guddi yi ko def non dañu bëggoon rek jox ñetti partenaire ak représentant Chiesa bi mu ngi fii su ko defee suñu paree après nu kii incha allah waaw jox leen ñu donc nous voulons donner la parole aux partenaires vorremmo dare la parola ai nostri partenaires che hanno contribuito al successo di questo giorno e anche al rappresentante del vescovo di Vittorio Veneto e di Treviso, Don Bruno Barato, che ogni anno è qua con noi a questa festa, e anche ai nostri amici del Parlamento per dare 2 parole di saluto e andiamo avanti. Prima quindi diamo la parola a Walid El Qatal, il direttore di Royal Air Maroc Italia. Walid, تفضل. Salam alaikum. Chers frères et sœurs, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de Royal Air Maroc. Fierté d'être partenaire de cet événement, fierté de soutenir une communauté forte, unie et inspirante. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gën a gërëm ñëpp mbégte la ci man tey jii ma taxaw fii ci seen kanam bokk ak yéen bés bi représenté fi Royal Air Maroc. Permettez-moi de dire d'abord merci à cette belle organisation, cette énergie, merci pour cette énergie, merci pour cette image exemplaire que vous donnez à la diaspora sénégalaise ici en Italie. maa ngi leen di sant di leen gërëm ci organisation bi rafet bi nga xam ne moom ngeen def di leen sant di gërëm itam ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko di sigil diaspora sénégalaise bi fii ci Italie. Royal Air Maroc n'est pas seulement une compagnie aérienne, c'est plus de 60 ans d'histoire et de progrès au service des familles et au service de nos communautés. nee na Royal Air Maroc du nekkul rek compagnie aérienne waaye am na taarix boo xam ne mu ngi ci ginnaawam lu ëpp juróom benn fukki at nu nekk di dox ci li nga xam ne moom moo itteel njaboot yi moo itteel askan bi. Ici en Italie, nous avons fait un choix clair, être proche de vous. C'est pour cela que nous opérons aujourd'hui des vols de 8 villes italiennes pour vous connecter avec votre pays d'origine, avec le Sénégal. te danoo tànn nekk ci seen wet moo tax tey gi Royal Air Maroc ubbi na 8 vols à partir d'Italie pour loo xam ne dafay jóge Italie fii di dem Sénégal. Et la prochaine ouverture sera un vol direct de Vérone à partir du 21 juin prochain. te bi nga xam ne moom la ñuy mujjee ubbi incha allah te du yem foofu rek le 21 juin lay doon à partir de Verona dinañu ubbi vol direct boo xam ne dafay jóge Verona dem Sénégal. Mais au-delà du transport aérien, nous sommes aussi là pour vous accompagner dans vos projets, porter vos ambitions et rester un lien vivant entre ici et là-bas. te su fekkente ne loolu weesu na itam ñu ngi fii su mooy pour permettre leen seeni projets yi nga xam ne am ngeen ko fii ak fële it nu mun a taxaw seen wet pour mu mun a sotti. Chères sœurs et frères, permettez-moi de parler avec le cœur. La confrérie Tidjane, ce sont nos familles,
nos frères et une partie de nous. nee na ngeen jéggal ma rek ma waxee xol ndax Tijaaniya yéen ñëpp taalibe Tijaaniya ak fu nu munti nekk doon sunu famille lanu sunu bopp lanu sunuy lépp lanu. Aujourd'hui, je suis ici, ce n'est pas juste une obligation professionnelle, mais aussi c'est un honneur personnel. nee na sama teewaay fii tey jii doonul rek ndax li ma représenté Royal Air Maroc moom moo tax ma teew fi waaye dama fi teewal Royal Air Maroc teewal fi sama bopp sama jëmm ji. Alors merci à vous, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez, merci pour cette dignité, cette solidarité et cette force. donc mu ngi leen sant di leen gërëm ci li nga xam ne moom ngeen taxawee ci solidarité bi ci lépp li nga xam ne moom la ñuy taxawee. Que Dieu vous bénisse et continue de guider vos actions. Merci. yal na yàlla sàmm te jubalal nu sunu yoon. Nous remercions la Royal Air Maroc pour l'excellent travail que vous faites et nous vous en remercions beaucoup. nu ngi sant Royal Air Maroc ci liggéey bi rëy bi nga xam ne moom la ñuy def jërë ngeen jëf merci beaucoup. Diana. Don Bruno Barato, rappresentante della Chiesa. Aywa. Salam alaikum. Grazie ancora per il graditissimo invito di ogni anno ad essere presente in questo vostro incontro con tutti gli ospiti che ci sono da qui e da altrove. Vi porto come gli altri anni gli auguri e i saluti del Vescovo Michele. La voce di Dio ci chiama tutti, insieme a tutti gli altri uomini e donne del mondo, alla pace. Per noi cristiani, nella grande festa di Pasqua che celebriamo domani, Gesù ci incontra dicendo: la pace sia con voi. Papa Leone, salutando un anno fa ormai all'inizio del suo ministero, richiamava tutti a una pace disarmata e disarmante, e nella sua visita in Libano, terra abitata da cristiani e da musulmani, diceva che ogni richiamo alla preghiera può fondersi in un unico inno, elevato non solo per glorificare il misericordioso Creatore del cielo e della terra, ma anche per implorare di vero cuore il dono divino della pace. Pace, proseguiva il Papa, che è saper abitare insieme, in comunione, da persone riconciliate. È questo il grande appello che oggi Dio rivolge in primo luogo a tutte le persone che credono in Lui. In un mondo che sembra sempre più andare per vie di prepotenza, di guerra, di violenza, in cui le tenebre della morte sembrano sempre più oscure, la nostra comune responsabilità è diventare ogni giorno testimoni che la pace fondata sull'incontro, sul dialogo, sulla nostra reciproca solidarietà è possibile prima di tutto fra di noi, qui in questa terra. È la testimonianza di luce che dobbiamo portare alle giovani generazioni e l'impegno più urgente per il presente e per il futuro. Salam alaikum a tutti e tutte voi e all'intera umanità. Grazie mille Don Bruno. ci tënk rek dafa indi message yu vescovo bi nee na vescovo bi mu ngi nuy ñaanal bés bi nga xam ne dañu daje di fi ñaan yal na yàlla nangu ñaan yépp waaye li muy jiital mooy li nga xam ne moom la yàlla wax mi nga xam ne ñun ak ñoom ñëpp ñoo ko bokk a gëm muy jàmm ne yàlla jàmm la santaane mu ngi nuy ñaanal jàmm ci xol yi jàmm ci kër yi jàmm ci njaboot gi jàmm fépp tey ak ëllëg ci tënk loolu mooy message bi ci jàmm lan ko tënk moom la indi tey
vorrei chiamare la dottoressa Sara Pasqualin della CGIL per portare il saluto della CGIL. Beh, innanzitutto grazie alla comunità senegalese per l'ospitalità che ogni anno ci invitate, insomma, qui in questo contesto. Io rappresento la CGIL di Treviso, però ho l'incarico, insomma, di portare i saluti di tutta la CGIL e anche della CGIL nazionale. Io credo che oggi il messaggio che possa partire da questa sala, insomma, sia che se comunità diverse riescono ad integrarsi, a parlarsi, a convivere assieme, veramente si può pensare a un futuro migliore per tutti quanti ed un mondo dove stiamo tutti assieme, dove lavoriamo, dove viviamo tutti assieme, ma soprattutto dove ci rispettiamo. Nena moom mu ngi ñëw indi nuyoo ci CGIL Treviso mais aussi ci CGIL national. ndaje gi nu ndaje fii communauté yépp daje fii nuy def lii dina nekk na loo xam ne mooy wone ne mun nañu dund ensemble dans une vie meilleure. Io auguro a tutti i senegalesi qui presenti una festa, auguro a noi la festa della Pasqua e soprattutto vorrei partire con la poesia con cui avete iniziato, vorrei ritornare su quella poesia. Il lavoro rende libero l'uomo e la donna. nee na mu ngi souhaiter bonne fête ñëpp di souhaiter bonne Pasqua ñëpp ñi fi teew mu bugg rek dellu tuuti ci li nga xam ne moom la xale yi indi fii mooy poésie bi nga xam ne moom la xale yi jàng fii te sëñ Babacar bind ko mu jëm ci liggéey. Grazie ancora e buona serata a tutti. mu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp. jeex na. représentant assemblée la nu bëgg a jox parole bi moom aussi mu sànni si kàddu. Amadou Diallo. aywa. wala Awa Dione kenn ci ñoom. Awa Dione. soxna Awa Dione député à l'Assemblée nationale. moom la fi El Malick Ndiaye yebal pour nous représenter ko fi mu ànd ak une délégation ak le député Amadou Wuri Diallo. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Mbokki Conigliano. Vi saluti tutti. I sindaco, l'onorevole Awa Dione, deputato del Parlamento del Senegal, della diaspora senegalese e dell'Europa del Sud, Turchia, Grecia, Portogallo e Italia e Spagna. Vi saluti tutti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maa ngi leen di nuyu, di leen ziyaara, di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk ak sutura su bari yal na ko yàlla saxal ci suñu biir ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo fi teew jiital ci Serigne Mansour Sy Jamil maa ngi lay nuyu di la ziar ci barke Seydi Aboubacar barke Seydi Hadj Malick di nuyu sa rakk yi nga àndal yépp di leen nuyu ci seen barke maam di nuyu monsieur Cissé maa ngi lay nuyu di la ziyaara yow tam lu bare bare di nuyu délégation bi nga xamante ni moom laa àndal jiital ci Amadou Wuri Diallo bi nga xamante ni ñoo bokkandoo nekk député à l'Assemblée nationale te mu yeewoo fii di nuyu délégation bi nga xamante ni ku mel ni Ndeye Yacine Baar présidente daayira Milan bu Serigne Babacar maa ngi koy nuyu di sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ñi nga xamante ni ñoo sumb bés bii mu yàgg lool ñu nekk ko ak ñoom
mu am tànki ganam nag waaye amul tànki gannaaw wax dëgg yàlla at mu jot rek ñuy am gën a am mbégte ci la Tijaniya samp gi mu samp fii ci Italie ñu di leen ñaanal yàlla tant bii ngeen di tant at mu jot di ko defal l'islam di yokk xadara bi ñu ngi leen di ñaanal lépp lu ngeen ci sumb ak lépp lu ñu fi ñaan ci guddi gii yàlla na ko suñu borom wasaare ci suñu biir mu doon ngëneel doon loo xamante ni dinañu jëriñ ñun ñëpp ma taxaw fii nag El Hadj Malick Ndiaye président à l'Assemblée nationale fii moo fi bëggoon a teew dafa amoon mbébét ne lii dana ko fekke taxawal gouvernement bi yépp exécutif bi muy législature bi mu amoon mbébét pour taxaw fi tey nag mu yabal ñu ne bëgg nañu ñëw teewal ko fi xamal leen cofeel gi nga xamante ni bés bii ñor na ko ci lool ba bu ko yàlla fekkee te wér ak kàttan incha allahu rabbi gouvernement bi dinañ fi yabal ñu ñëw taxaw bokk ko ak yéen kon nag nee na mu ngi feddali li nga xamante ni moom mooy jotaay bii nga xamante ni di jotaayu diine la di jotaayu xadaraam di jotaayu Tiwaawan bi nga xamante ni fa la jokk kon nag ñu ngi nuyu suñu jëwriñ sëñ Habib Sy di ko jottali yónnente bi nga xamante ni moom la El Hadj Malick Ndiaye président à l'Assemblée nationale yónni ñu kon nag lu jubadi ci kàddu yi ngeen xam ni man mii maa ko jubadil waaye kama yónni wax dëgg yàlla ku sori ak ku ñu sori ci yéen ñii nga xamante ni tey yéen a sàkk bés bii di leen gunge ci bés bu sell bi yàlla na suñu borom defal ñu ciy ngëneel ci barke Seydi Aboubacar barke Seydi Hadj Malick maa ngi leen di nuyu lu bari di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla Italie gii nga xamante ni moom la ñu bokk te ngeen fàkk fi lu doy nii yàlla na suñu borom fàkkal leen ca aljana yu firdawsiya muy doon seen dawalu bàmmeel lépp lu ngeen fi ñaan ak lépp lu ngeen fi sudd ci barke Seydi Aboubacar barke Seydi Hadj Malick maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla. Je voudrais, en tant qu'ancien député de l'Assemblée nationale, en tant que ancien vice-président de l'Assemblée nationale, vous remercier. Sindaco, Madame la députée. Ti saluto, ti ringrazio tantissimo del vostro dovere che hai fatto dall'inizio di questa giornata e questa notte che stiamo facendo più di 30 anni che siete con noi, questa regione. La Tijaniya vi saluto tutti. Io saluto anche la compagnia Air Maroc che ha accompagnato tantissimo questa generazione e vi ringrazio tantissimo del futuro che possiamo andare avanti con la Royal Air Maroc. Vi saluto tutti, grazie mille. Donc je voudrais dire à Madame la députée, en tant qu'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, en tant que député de l'Assemblée nationale pendant 10 ans, dama bëggoon sant ko gërëm le président Malick Ndiaye nga xam ni ki sama xarit la samedi bi passé maa nga woon ak moom à Dakar à Diamniadio pour le centenaire de Sëñ Cheikh jot nañu yóbbanteem bi nga xam ni moom la joxe ci gàmmu gi tey madame la députée nag nu ko santal gërëmal nu ko ne yàlla na yàlla yàggal teraanga ci loxoom lu mu mën ren yàlla na mën déwoon lu ko ëpp yàlla jéem lu mu tële kooku ñaan la ju nga xam ne bii ñi ngi ko tëbbee ci bees ci suñu xol yal na la yàlla fay sa teewaay fii rey na ci ñun dañ bëggoon jox rek Sëñ Cheikh mu ñaan su ñaanee rek ñu daal di tëj. Bismillah. Assalaamu aleykum. nangu leen ñaan.
nangu ñaan àndul ak wax. ñu ngi ñaan ñu nekk ci salle bi kenn ku nekk ne def fatiha ak salaat al fatihi def juróom-ñaari qul huwa allahu ahad tëje ko ñetti salaat al fatihi def ko hadiya Cheikh Seydi Aboubacar muy wàllam ci guddi gi ci yéene Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ñu ñëpp ñu bokk ko def ci ndigalam. fatiha salaatul fatihi ak juróom-ñaari lixlaas qul huwa allahu ahad allahu samad nu tëjee ko salaatul fatihi bismillah. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤخر بالجليل ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو بالأثم ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل النجوى آمين يا رب العالمين. ويا كريم الصفح ويا عظيم المن اللهم آمين. ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها جل آمين يا رب العالمين. وغاية رغبتي أسألك أن لا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اللهم آمين. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره 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 ومقداره العظيم. إن آمين يا الله رب العالمين. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه آمين يا رب العالمين. وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. jërëjëf sëñ يا قضيا بأصول القديم تبيا عليه سلم ونبي خير الرفاق على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا يا رسول الله يا من أتم تلاسي فارقا دررا قد زينت سيرة فامننا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما يا رسول الله نورنا في الجنة فامننا على نبي وعليه أجمعين سلام الله الله في بأنعام لنا وفرات لربنا ويكافي زيد من نعمه يا رسول الله وسيء الجلب قد جئنا وليس لنا من التسوق بدون واسع الكرام
رفزتينا وذاكم جمرة في القلب محرقة لكن لا تقنط تطفي من الحجاب أنا صبيا فأعطنا في اللقاء معتيد منك من الغفران والعفو والإخضاع عن جرامي يا رسول الله أزكى صلاة وأعلى وحال المطيب في حال معتسب أجمعين ربنا أنا صفيا أزكى صلاة وتسليم زرع ترى على الحبيب سفي طاهر الأنياب أجمعين ربنا ما حن حيب إلى لقي الحبيب وما يكفو على سيرة المحبوب والخدام ربنا يا رسول الله والآل وصحب أصحاب الهدى علماء قبور أسراري إلي الأمة على نبي وعليه صلى الله عليه وسلم أجمعين سلام ربنا دائما عام في سجينا ربي به وبهما أبغي سلوكا إلى طريقة الرشد والخيرات والمولدين على نبي وعليه صلى الله عليه وسلم أجمعين سلام ربنا دائما أنا صبيا وسبب علينا بحور الخير والكرم العميم شيعتنا يا ملجأ فضلنا على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله وليس لي عمل ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم والسلام على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله أسبل علي رداء ستري ملني ووالدي وأشياخي معه فاضلنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله نرجو
نرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بداية غير مسجيت لدى السوء مولانا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أنا صبيا وبعت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم مولانا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما رسول الله يا ربي صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته وفينا مولانا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أنا صبيا يا ربي صل على القدي وشيعتي وعود جمعية فضلا في جمهور مولانا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما يا رسول الله يا رب صل على القدي وشيعتي وعود جمعية فضلا في جمهور مولانا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أنا صبيا يلا ويا ربي سلينا على نور البرية تران سر مولانا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما waa kër Mame Mbaye Gueye Njare yi heure bu ma fi ñëwee ba ma fi dalee ñëw ba nëgë ni dinañ yëkkati teraanga bi defal ma feddile ko suñu wëllëre ak seen wëllëre Baye Mbaye Dondo yal na yàlla fay leen Baye Mbaye Dondo gàmmu gi mu mujjee gàmmu ci kaw suuf dem barsax mooy gàmmu alaaji Mama alaaji ma Gueye Njare ca wàqi wallaay samedi la fa dem at mooma gàmmu gi samedi la dajee dimanche altine mu dem hôpital xam nga ni kooku ba muy dem sax wérul wallaay waaye Mama Gueye ba ndeysaan moom la Baye Mbaye woyoo rafetaloon na pas-pasam fonk na mbay si sañu magay am na ngërëm ci Maodo Sy yàlla buur sagal ñooñam rafetaloon na pas-pasam fonk na mbay si sañu magay am na ngërëm ci Maodo Sy yàlla buur sagal ñooñam rafetaloon na pas-pasam fonk na Maodo Sëñ Magay fonk na mbay si Sëñ Magay yàlla ngërëm ci Maodo Sy yàlla na buur sagal ñooñam rafetaloon na pas-pasam fonk na mbay si Sëñ Magay am na ngërëm ci Maodo Sy yàlla na buur sagal ñooñam jaar ne seedeñ naw ñaqam gor sa bay na caw sasam jaar ne seede naw ñaqam ma kay bay na caw sasam jaar ne seede naw ñaqam
Mama Gueye bay na saw sasa moo tax Maodo sëy itam sur koy leer ci ay maam rafetaloon na pas-pasam fokk na mbay si sëñ ma Gueye waaw am na ngërëm ci Maodo sëy yal na bur sagal ñaña jaar nde seede naw ñàkkam ma Gueye bay na caw sasa moo tax Maodo sëy itam sur koy leer ci ay wallaay rafetaloon na pas-pasam waaw fokk na bay si sëñ ma Gueye waaw am na ngërëm ci Maodo sëy yal na bur sagal ñaña dafa am ngénte xëy si ko amul woon xar na bënu ko dafa am ngénte xëy si ko amul woon xar na bënu ko ba mu génne mu sànni ko saaku ngurdu ci tërë wallaay rafetaloon na pas-pasam fokk na mbay si sëñ ma Gueye waaw am na ngërëm ci Maodo sëy yal na bur sagal loxo ca kaw dafa am ngénte xëy si ko amul woon xar na bënu ko ba mu génne mu sànni ko saaku ngurdu ci tërë mu nga jëm booba kër Yoro mu nga jëm booba kër Yoro mu nga jëm booba kër Yoro fas yéene teeral goro xur woowee ca kër Yoro la ko sànni koy tere aw rafetaloon na pas-pasam waaw fokk na mbay si Samba Gueye waaw am na ngërëm ci Maodo sëy yal na bur sagal ñaña mu nga jëm booba kër Yoro fas yéene teeral goro mu nga jëm booba kër Yoro fas yéene teeral goro xur woowee ci kër Yoro la ko sànni koy tere wallaay rafetaloon na pas-pasam waaw fokk na mbay si sëñ ma Gueye waaw am na ngërëm ci Maodo sëy yal na bur sagal ñaña xale ye fonk Mama Gueye njare ku dem ba gis liggéey xale ye fonk Mama Gueye njare ku dem ba gis liggéey xale ye sopp Mama Gueye jare ku dem ba gis liggéey xale sopp Mama Gueye jare ku dem ba